mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige kóolute googee sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyi xel ci seetaan xibaar yi tukkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal loole nag jur mbégte bu am solo ci mboolem seen ñiy liggéey ci seen télévision régionale xibaar yi teel ay bés maanaam yi am altine jàpp samedi ci seen télévision régionale di leen ko toppal ngeen won leen ana lan moo ci gënoon a fës ba tax na nag tey jii ci samedi ci li ci gën a fës rek nekkoon ña nga xam ne mooy collectif des habitants de Mbourkat doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ñaan groupe njiitu réew mi son excellence Macky Sall ngir daal fexe ba la mu leen diggoon jëm ci seen dëkkuwaay yooyee mu daal di ko jëmmal waaye nag seen ñoñ la ñu jàpp ca kaso ga ñu daal di leen bàyyi loolee de la ñu doon sàkku rek ba tax na nag ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sané mu wax seen tur ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Cissé ak Ndeye Koumba Fall. ñëw juste pour lancer appel ci président de la République Macky Sall ak sunu autorités yi yëpp bon ci problème sunuy naataangoo yi ñu téye ci problème mbuurkat yi sunu président sunu vice président ak sunu yeneen éléments yi fa nekk. bon bëri nañu mais ñi nekk ci bureau bi nombre de 4 personnes lañ ñoo bokk ci bureau collectif bi ñi ci des nag bon hors kii bi la hors collectif bi lañ bu ok donc sunu problème yëpp nag muy ñëw ñu juste pour dingat wala indi ay problème wala polémique dañoo ñëw pour ñaan président de la République Macky Sall ak autorité yëpp ñu jéggal suñuy nit yi fa nekk suñu nattaangoo yi nekk fële 10e bon parce que ay responsable famille lañu bon bu fekkee sax dañ leen di bàyyi ñu ñaan ñu bàyyi leen ñu nekk sous contrôle judiciaire parce que ay responsable lañ duñ fi daw ñoom ñëpp kenn ku nekk dañ laa bindal plainte nga dem wuyu ñu téye la amul kenn ku ciy daw ay responsable lañ yor seen i kër yor seen i soxna yor seen i doom am na ci ñoo xamante ni seen doom yi ñu ngi doon jàng mais depuis bi ñu téye seen waajur yi ba tey xale yi jàngutuñu parce que amuñu ku leen di fayal am na ci kenn ci seen biir koo xamante ni tey këram dafa tëju et il a 2 femmes ñaari soxna la yor bon ñaari soxna yëpp kenn ku ne rejoindre na sa famille parce que amuñu ku leen di dundal kon loolu métti na ba fu métti yem franchement donc ñoo ngi leen ñaan ñi bàyyi leen ñi rejoindre seen famille ñi nekk sous contrôle judiciaire saa bu ñu leen soxlaa ñu jël si leen. li jëm ci wàllub njàng mi les étudiants yi nekk ci université Iba Der Thiam bu Thiès xam ngeen ne bés yi yëpp ñu ngay wane seen bopp ca la nga xam ne ay jafe-jafe la te nemmeeku ne dañ koy am ca seen biir université boobee ba tax na nag bés yi weesu ñu ngi woon nag ci mbeddub Thiès di wane seen bokk pacifiquement maanaam di manifester te duñ ca booleek yàq ba tax na nag ñoom wax nañ ne daal la leen métti mooy ne doo romb mukk ca bërëb ba de xam ne fii université la classe ya daal mënuñ faa nekk mukk ngir amal seen njàng ci ni mu waree loolee moo tax sax ñu doon wane seen nakar ba tax na nag ki nga xam ne mooy El Hadj Abdou Aziz Sy Ndiaye moom moo wax seen tur ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak Fatou Karagueye. ministre bi keroog bi ñu dëgmalee marché bi il faut que ñoo xam média yi ñu xam ko def nañu ñun nanu arrêté suñu marché bi mu doog ñu recevoir ñun ministre bi mooy suñu ministre de tutelle ñun heure bu ñu amee problème dañ ko war a def demande ñu gis ko mu lijjantul ñu suñuy soxla mais ministre boo xam ne daf lay chantage naan la boo defee lii boo nekkee ci pression boo nekkee en mouvement du ma recevoir loolu ñun université Thiès duñ ko nangu ñu Sénégal nag ñu xam ko système éducatif système enseignement supérieur bi dara doxul ñëpp a ngi grève UCAD ñi ngi grève Ziguinchor ñi ngi grève UADB ñi ngi grève 15 jours kenn faale wu leen ba ñëpp a ngi grève kenn faale wu leen cela veut dire que président dafa war a jël ay responsabilités am wax ak ministre am bi bu ko fi mënul liggéey li mu ko sant mu di ko def mu jëlee ko fi ñu ko nekk leen bourse yi nga xam ne mooy bourse master universitaire ni mu toll ay bourse master ngay maye 200 bourse loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg beneen xeex la boo xam ne daf ñu dem ci xeexu infrastructure jaral année bi lu mu gudd lu mu yàgg dinañ ko ne di wéyal xeex bi ñun politique guñu que ça soit autorité bu mën di ñëw boo mënee lijjanti problème bi jaru nga ñun di wax ak ñun demal ci chef de l'état nga wax ak moom fi ñuy terminer mooy ñi ngi ñaan parce que Sénégal bu ñemee ba coow am dañuy woo kilifa diine yi di woo ñëpp pour ñuy régler bëgguñu yegg foofu noonu ñu naan Thiès lii dal na leen wala loolu dal na leen coow am na fa nit faatu na fa ak yooyu ñaanuñu ko yàlla bu am ci barke weeru koor gi ñi ngi woo le père de la nation sëñ Mountakha mi nga xam te ne moo fi teewal maam borom Touba ñi ngi koy woo di woo kilifa diine yëpp di woo ñi nga xam te ne ñoo ne ci église bi di woo xalifa général Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour di woo ñëpp ndax problème bi ñu am nii
fi ñu nar a jëm daf ñu nar a jural foo xamante ne ay tour de dañ ciy fekk te ñaan ñu ko yàlla parce que étudiants yi mënatunoo toog ci conditions yi ni cours amatu université Thiès léegi nag layam bi jeex na lambar ci université Thiès bi di visiter ay sànc jeex na man xoolal ministre Yankhoba Diattara nekk it président conseil départemental bu Thiès ci mars boobee sax jot na fa juux ba daal jël kàddu am loo xam ne jot na ko wax étudiants yooyee nee na leen nag njiitum réew mi Macky Sall dëgg na seen jàmbat te tax na nag ba xamal na leen ne dina ko saafara ci ay bés yu néew ba tax na nag moom daal àdduna wax ne cybercampus su moytuwulee dinañ ko jox étudiants yooyee ñu mën fa amal seen nekkin. Yankhoba Diattara vice-président conseil départemental bu Thiès ci micro Cheikh Fall ak Fatou Karagui. jo yégee nii waa université dañuy grève ministre de l'intérieur ak ministre de l'enseignement supérieur ci laa ni naa ñëw université Thiès waxtaan ak yéen parce que université bi suñu université la Thiès suñu Thiès la ñëpp xam nañ ni université bi yàgg nañ ko jàppale yàgg nañ ko taxaw donc suñu yégee ni problème am na par devoir war nañ ñëw waxtaan ak yéen ba tax na kon ci loolu dama leen di rassurer que li nga xam ni président de la république wax na ko semaine passée moo ci mujj mooy nee na ministres yi chantier yi nga xam ni ñu ngi woon en cours dans les universités même ci yeneen domaines yi nañ leen ko terminer bala ñuy ubbi chantier yu bees ba tax na kon chantier yi nga xam ni moo ngi université Thiès instruction yi nga xam ni président wax na ko mooy nañu terminer chantier yi avant ñu ubbi chantier yu bees maintenant man sama devoir en tant que Thiessois en tant que président du conseil départemental de Thiès ayant la chance de siéger mooy lu ma ci mën pour accompagner leen ma def ko defe naa ni yàgg naa ko def nit ñi xam nañ ni démb rek luyee naa benn kër pour waa université Thiès pour étudiants yi te loolu lay continuer ñu xool après man je rendre compte au chef de l'État et que lépp lu ci war muy taxawaay pour rendre compte mais également ñu jël ay dispositions pour que ñu terminer chantier yi man dinaa ko def incha allah. pour étudiants yu bees yi damaa bëggoon proposer pour ñu jox leen saalu conseil départemental saalu mairie yi mais également nu mu tudd cybercampus de Thiès pour ngeen mën fa commencer seeni cours surtout les nouveaux étudiants loolu aussi vraiment mën nañ ko def loolu pour ngeen démarrer pour que retard bi ñu mën ko arrêter. mbokk yi wàllub politique gis ngeen ne nguurub Sénégal dafa jëmmal rek la ñuy wax parrainage ngir mën a bokk ci élection yi ba tax na nag waa CEDEAO wax ne daal ab parrainage boobee dañ ko war a dindi ndax amul njëriñ loolee tax na nag ki nga xam ne mooy porte-parole gouvernement bu Sénégal di Omar Gueye ginnaaw bu ñu doon def face à la presse te nguurub Sénégal jëmmal ko te ministre yi dafa jàll di wax rek bilan yi ñuy jot a def ci ay bés moom nag xam le na ne élection kenn mënatu koo sàcc ci miim réew di Sénégal Omar Gueye porte-parole du gouvernement ñu teewlu ko bi mu doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi. da ngeen wax ci kuuru CEDEAO ci wàllu li mu génne ci wàllu parrainage ñuy fàttali rek ni parrainage du lu bees démocratie yi am ci àddina bi daanaka ñëpp am nañ seen système de filtre muy parrainage am na ñoo xam ni pour nga bokk élection fokk nga am un certain nombre d'élus yu la signal pour nga mën a bokk moo xam ay député lañu am na ay réew yoo xam ni ay maire ñoo lay signal loolu parrainage la Sénégal sax am na parrainage avant ñuy indi bii muy les candidatures indépendantes war nga war cee bokk foog nga indi 10 000 signatures wante parrainage bi Sénégal jël gouvernement bi jël ko parrainage citoyen la maanaam bu fekkoonte ni gouvernement bi dafa jël parrainage wu ay maires signé pour nga mën a bokk xam ngeen ni 95% des maires du Sénégal ñu ngi ànd ak président Macky Sall ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci partem bu boobaa dina jafe lool ku am parrainage beneen bi mooy bu ñu ko yóbboon assemblée nationale aussi comme parrainage foofu tamit kasaalika naka noonu majorité bu am solo le président Macky Sall am foofu moo tax ñu ni nañu def parrainage citoyen maanaam citoyen yi seen bopp ñooy tànn koo xam ni
yaakaar na ni war naa mën a bokk ci élection. Sénégal moom kenn mënu la sàcc élection kenn mënu ko truquer ndax benn yoon ngay voté te booy voté ña fa toog ñëpp ñu représenté candidats yi ña nga fa. donc nous sommes une démocratie vraiment majeure donc tolluwuñu foo xam ni dañuy am lu ñu xamante ni moom la ñuy waxal. ki nga xam ne nag moom mooy chef d'état-major général des armées bu bees bi di général Cheikh Wade moom nag ginnaaw muñ ko tabbee mu ngi wéy di am visite de prise de contact ci camp yi nekk ci biir Sénégal ci semaine bi nag mu ngi woon fii ci Thiès ci base aérienne mu doon xool rek ana nan la troupe yi daal nekkee ba tax na nag moom wax la ne daal la jëm ci wàllu discipline nañ ko gën a jëmmal ndax loolee mooy arkaanub l'armée waaye nag tenue biñ sol nañ ko jox gëdd lool loole nag moom mooy yëfu soldat général Cheikh Wade ginnaaw mu doon amal visite foofee ca base aérienne bu Thiès daal dina àddu ci ni mel ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye. Ce qui fait notre singularité, ce qui fait notre force. li xam ne moo ñu wuute ak nit ñi yéen ñëpp xam ngeen ko ndax jàngal nañ leen ko biñ leen di defal formation en tout cas militaire dafa war a sàmmonteel la nga xam ne moom lañ ko la jëm nag ci wàllub discipline. Discipline dafa nekk loo xam ne lu am solo la rawatina ci biir quartier maanaam ci l'armée loolu mooy tax sa liggéey nga mën koo amal nu mu gën a ñoŋee soo demee it ci mission su nekkee ne formé nañ la bu baax formation boobee moo lay gunge ci liggéey bi ngay def en tout cas na ngeen xam ne tenue bi ngeen sol moo leen di wuute ak ñeneen ñi. ba tax na nag loolu war ngeen ko jox gëdd bu baax a baax tenue bi su ngeen ko solee gis ngeen nu muy taaroo ak yéen kon donc tenue bi war ngeen ko wormal en tout cas li ma leen di ñaax mooy ngeen jox gëdd lépp loo xam ne rek tukkee na ci armée ndax armée su la xesee formé rek day fexe rek ba nga sàmmonteel ci li nga xam ne moom mooy wareefam ba tax na nag yéen ñëpp maa ngi leen di ñaax ngeen tënku ci li nga xam ne moom la armée tëral waaye it ngeen gën a jox la ñuy wax discipline worma ci biir l'armée loolu mooy tax fu ngeen dem rek ñu man leen a nawloo kon nag yéen ñi xam ne yéen laa jiite maa ngi leen di ñaan ngeen fulal loolu ngeen jëfee ko su ngeen ko defee rek gi ngeen gis ne discipline nekk na loo xam ne lu am solo la ci biir l'armée. C'est tout le sens de notre. mbokk yi nag daal di jublu lay teel wàllub askan bi tubaab di ko wax société. ONG bi ñuy wax Equitas Sénégal moom de taxaw na temb ngir taxawu tuut tànk yi la jëm nag ci seen wàllub yelleef ba tax na nag ci bés yi weesu ñu nga woon fële ca mairie bu Thiès Est ngir amal rek ab ndaje xamal xale yi rek ana yan yelleef la ñu am ndax gis nañ ne nag dañ leen di waral di sàkku te ña koy sàkku sax ñekk seen jege ñëwaale loolu daal nee nañu dañoo bëgg daal ba ñu ñaax wala saa ndaw yee ñu bañ a bàyyi ñu mën a bàyyee loolee xel loolu daal mooy seen litte ba tax na nag ki nga xam ne mooy soxna Wulti Gueye bokk ci Equitas Sénégal wax na daal ana lan moo nekkoon solop ndaje moomee ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak Aminata Ndiaye. bi ñu ñëwee ñu développer le thème du chantage sexuel entre père et élève mooy maanaam chantage yi ñuy defante xale yi di ko defante seen biir ci biir école bi te muy yàq njàng mi loolu dafa xew léegi ñu ne nan la ñuy lutter contre loolu ñu ne foog ñu woo leen ñu xamal leen bi ñu woo ci ku ñu wax madame Ka moom moo développé lu ñu naan les TIC danger bi ñuy ni ñuy utiliser téléphone yi réseaux sociaux yi loolu mu waxtaan ci ak élèves yi dem feneen ci beneen salle bu parents yi nekk mag ñi mu waxtaan ci ak ñoom après ñu dellusee def ay engagement fii ci salle bi ñu defee engagement yi xale yi nee nañu engagé wu nañu faire respecter ba pare faire respecter droits humains mooy maanaam dañuy respecter droits humains après ñu wax seeni moroom ñu respecter droits humains ba kenn du yëpp sa moroom ba koy chantage ci lenn lu xamante ne mën na yàq jàng kenn
te loolu yëpp ñu ngi koy jaarale ci jamono ji ñu toll nii ci les technologies information ak communication maanaam téléphone yi maanaam WhatsApp yi maanaam Facebook yi maanaam email yi ñu ci yàqante li ñu leen doon jàngal tey nag mooy naka la ñuy woytoo ba nga xamante ne duñu yàqal suñu bopp duñu yàqal suñu morom loolu yaakaar naa bi ñuy jógee ci salle bi kenn ku nekk mooy xam ne xale yi la moo xam ne groupe mag ñi la ñoom ñëpp nee nañu satisfait nañu ci ni ñu déroulé journée bi. mbokki nag jógee Thiès daal di dem Touba Toul honorable député Fatou Sène amaloon ndaje bu mag àndoon ci waa ANPEJ waa ANAMO ak waa DER ngir taxaw nag ndaw yi ca la jëm nag ci seen wàllub xëy moom nag di honorable député Fatou Sène dellusiwaat na nag ana lan moo tax mu jëmmal ni mel ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak soxna Mariam Di. xalaat bi mi ngi jóge ci manque d'information ndax ñu bari information yi dalu woon egsi ci biir waaw information yu ci bari dafa dul woon egsi ci biir moo tax bii kii affaire jeune bi ak li président def ak li ñuy wax te jeunesse bi boo gisee ñi ci bari doon manifester wu en général bu ñu xoolee ñi dëkk Dakar bariwul ñëpp boo seetee ñi ngi dëkk ci monde rural bi. moo tax ma yaakaar ne information yi dafa doyul ndax bu ñuy informer bu ñu yemee Thiès biir Thiès te dugguñu ci biir en profondeur suñu doom yi ak suñ ñoom ñëpp ak suñu rakk yi du ñu yëg lan moo xew moo tax ma jël initiative bi ma ànd ko ak sama rakk sama doom Abdou Yamou Diouf ñu doxal ko ak doxal bu rafet li tax ñu woo waa DER yi ñu ñëw woo waa ANAMO ñu ñëw woo waa ANPEJ ñu ñëw loolu pour ñu defal nit ñi formation bu ñu defalee nit ñi formation ba pare buñ la joxee sa xaalis ba pare nag suivre la nga xam nan nga koy doxalee. loolu moo tax ñun ñu soobu ci bi mu defee conseil bi mu ko teniree ci la ñu daal di jóg dugg ci dëkk bi dugg ci àll bi ne nag il est temps que ñu jóg informer ndaw ñi ndax ndaw ñi ñàkk a xam la ndax président yàgg na accompagner ndaw ñi gaa wante nag bii yoon la raw nag ndax bi lii ñëwee ndax ñu bari xamuñu ci woon dara xamuñu woon ne bii nag dañ koo bëgg a yaatal ku xamul woon ñu xamal la ba pare non seulement ñu xamal la mais won la yoon wi ngay jaar ba nga xam ne di nga mën a jokk ci bénéficiaires yi ba pare encadré la won la ni ngay def ba mën cee jariñu boobu ëllëgee ku nekk gis ci njariñam. ci wàllub tàggat yaram ki nga xam ne moom mooy président fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor semaine bi nag mu ngi woon ci Thiès doon visiter liggéey yi ñuy amal ci stade Maniang Soumaré ak stade Lat Dior ba tax na nag ginnaaw bu ñu visiter chantier yi ba noppi daal wax na ne de lu gàtt fii ak mois de juin stade Maniang Soumaré dina pare ba nit ñi daal mën ko jëfandikoo mu nekk nag loo xam ne nag sportifu Thiès yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax maître Augustin Senghor ca visite du chantier yooyu ci micro El Hadji Fallou Ndaw Khalifa Fall ak Adiba. stade bi dañ ko jox gëdd bu am solo si ñun donc ñuy rafetlu taxawaayu autorité Thiès yi donc li ñuy def ni bu ñu nee dañuy koy defal Thiès dañuy juum def naa ku defal football sénégalais defal nga fédération donc ñoom ñoo ñuy defal tey donc te li gënoon am solo ci ñëw bi mooy xool tolluwaayu liggéey bi te liggéey bi muy terrain bi comme tribune yi avancé na bu baax amaana nag am nañu tuuti retard mu jëmoon ci yéexte génn bagage yi fële ca port problème mu douane pour am exonération ak fay yenn frais yi moo yéexal mais loolu yëpp sotti na ba ay bés yi ñu génn matériel bi ñëw na gazon bi mu ngi nii ngeen gis fii ñu entreposé donc terrain bi nivelé nañ ko ñu ngi defar bordure yeeg yëpp ak li nga xam ne mooy évacuer ndoxi taw yeeg yooyu donc am nañu yaakaar daal terrain bi ci suñu xel bu gàtt booy teg ba mu bare xëj na diiru benn weer lépp dina mët bu ngeen fi ñëwee di ngeen di fekkee tey suuf su xonka defe naa am nañ yaakaar ne ñax bu verte ngeen fay fekk fii ak un mois bu ci yàlla tribune bi nag entrepreneur bi nee na comme dañu bëgg mu am ndëgër laay bu takku parce que problème yi sécurité la diñu jël diir bu gën a gudd te ñu ngi koy jàpp ci mois de juin pour lépp pare mais fàttali aussi que tribune yu nga xam ne ñoo njëkkoon nekk fii mairie bi tam nangu def ci wàllam et aussi que fédération tam jël na engagement tabax li nga xam ne mooy ligu Thiès fii ci biir stade bi vraiment damay jàpp ne rek comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan bu lépp pare stade Maniang Soumaré mooy nekk xolu football thiessois ak sport thiessois
mbokk yi ñu àddu nag ci rubrique bu ñu jagleel wàllu koor gi gis nañ ne nag nit ñi ñu ngi ci woor bu baax a baax ba tax na nag soo wooree nag wares ngaa lekk nag lekk bu sell ba loolee tax na nag soxna Rokhaya Daba Mbeng rek defal ñu gëstu ana nit ki fan lan la war a jëfandikoo ngir daal la jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci weeru koor gi ñu teewlu ko ci rubrique am bi. mbokk yi dal leen ak jàmm ñu leen di xamal ni ngir ngeen lekk bu baax ci weeru koor bi faaw ngeen naan ndox bu bari waaye it ngeen lekk yoo nga xamante ne kat lu équilibré la bokk na ci li ngeen war a lekk yu saf suukar ak lekk yi nga xamante ne am na fibre maanaam féculent yi léjum yi bu leen ko bàyyi ci ndab li rek jóg waaye nag lu jëm ci wàllu protéine ak lu jëm ci meew ak lu ni mel war ngeen ko lekk ndax am benn gras naturel boo xam ne dina dugg ci seen biir yaram mu mel ni rek loolee nga xamante ni moo di ñam yooyu mën na leen jàppale bu fekkente ne am na ci lekk yu bari yi nga xamante ne di ngeen koy faral di jëfandikoo ci weeru koor gi ndax dina tax seen yaram bañ a manqué ndox waaye dina tax itam ngeen suur këll waaye mën na nag tax li ngi ñuy tuddee seen système immunitaire mu mën a am jàmm bu baax a baax loolee nag nekk lu am solo ci jamono ji nga xamante ne weeru koor gi dafa faf daje ak tàngaay di leen ñaanal rek weeru kooru jàmm. bakku boobee di firndeel la yitteel bi réew mi di Sénégal seen télévision régionale di Prestige di ko topp bés bu yàlla sàkk ngir xamal leen alanan moo gënoon a fës ci bés yi weesu ñu ànd ci soxna Fatou Fall. ñu doore xibaaru bi réew mi ak meeru Thiès mi jébbal juróom-benn million ak genn wàll ndongo yi nekk ci daara yu kawe yu public yi ndimbal googee ngir ndongo yi nekk ci nekkin yu mucc ayib Latir Ndiaye mi jiite cabinet Talla Sylla xamle na ne ndimbal loolee dina sax ndongo yi nag kontaan nañu loolu ci ndimbal googee ndax ñu mën a wàññi seenu coono ñu toog ci général Cheikh Wade moom mi jiite l'armée bi woote na alxames ca Kaolack ngir ñuy wottu kaaraange réew mi mën a bàyyi xel li ñu war a aar ci réew mi moom xamle na ne jamono ji ñu nekk yëngu-yëngu yi bari nañu loolu surtout sunu réew yu ñu wër kon li di war mooy waajal li war a ñëw ñu fàttali leen ni rek général Cheikh Wade dafa doon def tukki nemmeeku ca Kaolack ak la ko wër ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ak mouvement Y'en a marre ñu ngay àttu njiit yi ci xay ñi dagg ci biir Thiès garab yooyu ña nga leen di gàjji te waa sécurité nationale des eaux et forêts àdduwuñu ci benn yoon garab yooyu ñay jëmmal Thiès te ña nga leen di daaneel benn par benn ci wàllu woowu nag waa Y'en a marre ne dinañu def seen kéemtalaay kàttan ngir aar yooyee garab. bàkk boobee jëmmal la yitteel wàllu bitim réew ba tax na nag seen télévision noonee la koy defee xool li gënoon a fës la yitteel bitim réew ba tax na nag li ci gën a fës mooy ab pèlerinage bu amoon fële ca Israël waaye nag ay nit ñu bëri daal di ñàkk seen bakkan ci buuxante ya fa amoon mbokk yi loolu moo gën a fës ci xibaar yitteel bitim réew ñu ànd ci soxna Ndey Kumba Fall. ñu tàmbali xibaari ñeen bitim réew ak benn ndaje ci bët gannaaru réewu Israël nemmeeku nañ fa nag ñeent fukki nit ak ñeent yu ci ñàkk seen bakkan la waral loolu nag mooy buuxante ba fa amoon ci guddi alxamis jàpp aljuma ndaje moomu nag mooy bu gën a màgg ci wàllu diine ci Israël. toftaleeg njiitu réewu Palestine di Mahmoud Abbas moom nag dàq na wote ya waroon am ci réew ma te ñu jàppoon ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu jëm la waral dàq boobu nag mooy danoo bëgg Israël joxe ndigal ngir ña dëkk sa Jérusalem Est mën a voté nemmeeku nañu démb ay palestiniens ñu dajaloo ci Ramallah ngir ñu mën a amal vote yooyu nga xamante ne ñi ngi ko doon xaar mu mat ci diiru fukki at ak juróom. jeexalee xibaar yi ñeel bitim réew ak jàppante yu metti yu nu nemmeeku ca réewum Tchad diggante soldaar yi la nag ak way fippu yi benn roppalaan daal dina fay daanu yamook tukki nemmeeku bu Union africaine soldaar yi xamle nañ ni ay way fippu yu bari ak benn hélicoptère moo daal di daanu ndax panne technique bi fa amoon ki ko xamle nag di porte-parole conseil militaire de transition ba li la leen indiloon ci xibaar yi ñeel bitim réew di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.
Ndeye Coumba Fall ci xibaaru bitim réew mbokk yi foofee sax la xibaaru ba amoon ci ay bés buure ci seen télévision régionale di delluwaat di gërëm yéen ñi xam ne doon seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am nag ñi taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat wax leen ne man ngeen wéy di télécharger application Prestige TV ginnaaw bu ngeen demee Google Play su ko defee xibaar ya tukkee bitim réew ak biir réew bi di Sénégal ngeen mën koo am ci anam nu mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi semaine bii di ñëw ci yeneen xibaar yi teel yi doon am ay bés mbokk yi jërë ngeen jëf.